mbégte la ñuy am saa su ne di leen dalal seen émission Njàccaar tey ñu fas yéene waxtaanee thème bu am solo muy mbëggeel soxal ñu bëri nag léeg-léeg mu neex léeg-léeg mu nakari waykat ba sax nee na ay sentiment rek la ay jooy rek la situation rek la waxtaan bi nag tey ñu ngi siy ànd ak docteur Ndeye Ndiaye Ndoye Ndiaye docteur en sciences sociologiques et psychologiques docteur nuyu nañ la di la dalal. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatuhu rabbi sarax li sadri wa yassir li amri waxlu udatan min lisaani yaqulu xawli maa ngi leen di fay di leen nuyu di leen gërëm di leen sant ci invitation bi. docteur ñu ngi lay dalal. waxtaan bi tamit ñu ngi siy ànd ak Alaaji Ngagne Diagne ki nga xam ne kilifa la si kër gi di communicant aussi Alaaji ñu ngi lay nuyu. jërëjëf Lalla ñu lay fay di gërëm toogaay bi yëpp soxna Ndeye Ndiaye di gërëm encore Ibou Fall bu baax di nuyu téléspectateurs yi gis naa fi nga déparé waaye buñ ci ñëwee rek ci kàttanu yàlla ci sunu kent laayu xam-xam rek ñu jëm cee tontu. incha allah comme tous les mercredis waxtaan bi tamit dañ siy ànd ak Ibou Fall Ibou maa ngi lay nuyu. Lalla maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateurs yi ak internautes yi et puis ak suñu gan yu baax yi ñu dalal leen mais Ibou Fall man gisuma sa blazer rouge moom laa doon xaar tey. xanaa dinaa bàyyi 14 février. non waroon nga ko indi tey. ñu ngi ni ñu ko waxee 14 février c'est dans 2 jours su ñu nee 14 février xel yi day dem ci Saint-Valentin di bés boo xamante ne dañuy màggal mbëggeel di waxu mbëggeel ndax ñin ñaa ngi bëgg ba tey lan mooy mbëggeel lan mooy dëgëral couple lan mooy base relation entre góor ak jigéen loolu lépp lañ nar a waxtaanee tey fii ci Njàccaar laataa ñuy dugg ci thème bi nag dañuy ànd seetaan benn reportage yu Cheikh Sall sur effusion wu Saint-Valentin yi. mbëggeel mooy capitaine boroomam fu mu ko fekk majloo ko loolee la waykat ba waxoon. waaye ndax ñiy màcc le 14 février yëpp mbëggeel moo tax ñuy màcc am na ci naam waaye am na ci ñoñ ñoo xam ne wutam koppar wala fësal li ñuy jaay moo tax ñuy màcc wala seen bamba gën cee maase. bisub 14 février nekk bis boo xam ne ndaw yi jëlee nañ ko dënn lool am na ci ñu bari ñoo xamante ni bii jàpp nañu ne bis buñ mënta ñàkk la faaw ñu fësal seen mbëggeel ak ki nga xam ne moom moo nekk seen xol. baax la ndax xol lu fa jiitu moo fa sax mbëggeel dafa bokk ci nit warul di stressé wu nit ki dafa war di bëggante di dund lu neex di ko enjoy parce que Saint-Valentin lu garaaw la ba su mbégte la. wax dëgg yàlla man dama jàpp ne mbëggeel moom feete ko lu baax la lu ñu war la def la mais man dama jàpp ne engouement bi mu am nii d'une part baax na parce que ki nga bëgganteel moom des fois da ciy baax de temps en temps nga bëggal ko won ko ne ko même bu dee benn fan la sax mu xam ne voilà am na fu mu la féete même bëggeel gi moom day continuer mais benn fan bi comme moom lañ ko jagleel au moins nga gën a teew gën a présent boo amee cadeau jox ko lépp loo xamante ni lu koy bëggal la rek nga def ko ci bés bi comme benn bés la même bu dee moom dafa war di traduire chaque jour sax loolu laa ci gis quoi. mbëggeel na wóor mbëggeel is all no wóor su la bëggee loo. am na ci ñoo xam it jàpp nañu ne du loo xamante ni bii dëppoo naag di nekk lislaam ñoom duñ ci mës a dugal seen loxo donte ay ndaw lañu. de mon point de vue daal gisuma ni fête musulman la je crois que ne jarul nekk fii di fête di ko jëlee kaw comme yeneen fête yi quoi voilà. ñi ko gëm ak ñi ko gëmul yépp nag jàpp nañu ne koppar yi nga xam ne moom lañ ci dugal bari na lool te war nañ ko wàññi seetaat ko sax ñenn ñi jàpp ne seeni koppar du ci mas a dem. non du loolu sax mais gars yi dañoo topp occidental ba mu ëpp doole looloo waral gars yi di ko jëlee kaw nii di si concentré à ce point voilà. amul njëriñ de mon point de vue moom amul njëriñ parce que am na leen lu ko ëpp solo. non man moom du ma ko def moom Saint-Valentin xanaa ma jox ko sama yaay di su may dépensé lu bëri jox ko ne ko toogal ginaar xale yi lekk waaw non du ma si def xaalis mukk. li ci am moom te ñëpp seetlu ko moo di njaay meeg jënd mi da ciy dox lool am na ci ñoo xamante ni bii dañuy profité ci biir occasion ngir gën a mën a fësal seenam njaay waaye tamit seen gafaka gën see mën a duuf. Pape Sidi Fall nekk koo xamante ni bii animateur la jàpp na ne mbir mi li tax mu gën a yaatu lool
médias yi ak réseaux sociaux yi am nañ ci pàcc bu yaatu. ni muy amee Sénégal ak ni ñu koy célébrer defe naa médias yi am na rôle bu am solo bu ñu ci joué pour wan nit ñi ne leen am na lu xew ci feneen ci àdduna bi moom mooy bis bi ñuy féete mbëggeel te mbëggeel defe naa langage universel de 7 à 77 ans ñëpp a koy dundandoo donc ferveur bi mu am léegi nag daf ci dolleeku réseaux sociaux yi donc dafay permettre nit ñi bu ñu doon def di ko nëbb sax léegi dafay uñu sutura mbir yi donc nit ñi dañuy faral ñaare buñ daan def loo xam buñ ko sax daawul bàyyi xel léegi statut WhatsApp yi wala Facebook wala TikTok day tax lépp loo def ak sa coro wala ak sa soxna wala ak ki nga bëgg muy sa baay ndax feetu mbëggeel moom amul bu ñu war a nëbb bu ñu war a bu ajowu ci mbëggeel rek faaw nga wane ne def naa nangam. gis na it ne jamono joo xamante ni bii nag jaaykat yi dañ ciy profito ngir mën a fësal seenam njaay ba seen bamba gën see maase. bu loolu amee jëndkat yi ak jaaykat yi ñoom it seen i mbir seen tere day daal di taxaw mu nekk beneen campagne boo xam ne entreprise yi nga xam ne dañuy bokk ci wàllu jokkaloo ji dañ naan am nañ forfait Saint-Valentin ñii jaay fleur ñii jaay chocolat ñii ne non bu rouge noir rek da ciy ànd man nag tombé waral ay gaaf tey xanaa ma laal rouge noir waaye jublu ma ci woon loolu mais li wér te wóor daal mooy am na ci lu bëri loo xam ne li ndëgër laay li moom mooy li ko nit ñi déggee ne mbiri mbëggeel la te xaalis mu nga ca ginnaaw lu bëri nag xaalis da ciy daldi loo. sama xol boo ma tàggu ci gis-gisam ba léegi 14 février nekk fursa ci bërëbu dajekaay yi yu ci mel ni hôtel yi ngir ñoom it seen gafaka gën see duuf waral ñoom tamit ñu yokk événement bi coow lu yaatu ngir askan wi gën leen a mën a wuy si ba seeni offre mën a jàll comme niñ ko bëggee. waaw dafay am hôtel yoo xam ne ay bërëb la yu bakkane yoo xam ne dañuy bëgg nit ñi di ko fréquenter mais hôtel ñaare amul foo dëkk yaa fay dem di fa loger mais dañuy bëgg seen institution yi ñu koy dem di ko fréquenter salle de spectacle yi ñoom i tamit def ay proposition woo koo xam ne mën na way mu def soirée acoustique ñu jël ay traiteur ñu def ay am na koppar ci ginnaaw waaye dafay dimbale ñooñu it ngir seen bërëb yooyu ñu koy mën di fréquenter donc bu yegsee ci loolu rek ñoom dañ naan ayca c'est notre opportunité à nous de pouvoir faire ces genres d'activités et je pense que c'est de bonne guerre bu fekkee nit moom mu ngi ciy yëg li mu bëgg mu ngi ciy am ay mbégte contentement le tour est joué quoi c'est comme baguette magique. muy mel ni jamono ji nga xamante ni bii ñu bëri ñu ngay fêter 14 février ngir mbëggeel am na si ñooñ ñoo xamante ni bii dañuy profiter si bii la occasion tànn bii la fursa ngir mën a fësal seenam njaay ñii di jaay ay fleurs ñii fësal yëre yi ñuy jaay si couleur yi nga xamante ni bii moom la ñu gën a tàmm rouge ak noir ñenn ñi it di si amal ay xew-xew ñeen ñi seen i bërëb ñu ko siy gën a fësal. léegi nag c'est-à-dire góor ñi ñun dañuy am pression boo wanul sa ki nga nekkal ne que danga ko bëgg ci bis bi dafay mel ne mosoo ko defal dara ci àdduna bi jigéen ñi aussi defante lañ koy def. am na ñu ko gëm am na ñu ko gëmul docteur Ndiaye lan moo waral euphorie bi yëpp ñuy constater autour de Saint-Valentin. waaw jërëjëf soxna Lalla man li may wax ci affaire Saint-Valentin mooy am na ñu bari sax ñu ngi koy doxal te xamuñu sax fan la Saint-Valentin soxee ko lan moo waral nit ñi di def Saint-Valentin mais boo ci bëggee rek man sama xalaat mooy ne xale yi tolloog seen jamono am nañu sañ-sañ def lu leen neex mais man de sama bopp man ak samay njaboot xiirtalu ma leen ci ay Saint-Valentin day romb nii on s'en fout excusez-moi yenn saa yi termes yi parce que peut-être yenn habitudes yi la man jiwuma ko jëmbatuma ko daal ci sama njaboot pour ñu koy def day bés yu romb la comme bés yëpp. da nga gis ne opération marketing la. marketing la comme ni ko Pape Sidi Fall waxee y'a l'économique économique bi njënd ak jaay ak am xaalis moo ci nekk ci gannaaw te boo koy xool ñun jullit laa bëgg a wax ñun ñuy tuddee suñu bopp jullit xaw ma dinañ ko pratiquer xaw ma duñ ko pratiquer mais ñun ñi ko tuddee suñu bopp jullit suñu yoon nekkul ci Saint-Valentin li war rek mooy am na lu ñu war a mën a def ci bés boobu lu dul Saint-Valentin parce que mbëggeel ki nga bëgg nga sëyante ak moom ngeen wóor leen ne kenn forcé wu leen pour ngeen sëy yéen a daje seen daje bëggante mbëggeel set at bi yëpp la tous les jours bés bu nekk la même ñun maire yi sax am na ay suñu devoir suñu obligation yoo xam ne dañ koy def
pour sunu ñi ñu nekkal pour loolu gën a dañ koy suuxat en fait dañ koy suuxat à notre manière mais mbëggeel kenn du ko wane fàngaaral non du loolu. l'amour est pudique. waaw du sax question pudisme mais mbir mi mooy sëy daal affaire sëy ak affaire mbëggeel tam mën nañ xool am na ay loo xam ne du bokkul affaire sëy. Comme niñ ñu koy sante suñu maam yi suñu yaay yi peut-être dépassé nañu yenn stade yi wante ba léegi olof dafay wax fi ndox doon jaar ba léegi soo demee day def tepp-tepp malgré que ndox bareetul mais am na lu des daal am na benn fond boo xam ne des na mais jamono bii xale yi léegi man de suñ ma toppoon man te ñu ne Sénégal 99% de musulmans la suñu yoon nekku ci am na loo xamante ne moom la ñu war a mën a feet comme ay tamxarit vraiment jour tamxarit war nañ ko mën a feet ni ñu ko war a feete jour tabaski feet ko ni ñu ko war a feete korité feet ko ni ñu ko war a feete li nga xamante ne mooy peut-être yenn date yi nga xam ne kilifa diine yu mag yi ñu ngi koy def ñu am na sax débat foofu amaat na débat ñee ngi naan lii war na lii warul mais man daal man ku ma déggal man daal le serment du prophète rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi mu nekkee ci Arafat le mont Arafat sermon bi mu fi bàyyi woon su ma sañoon actuellement nii te dama koy photocopier di ko maye à grande échelle xam nga tey nag di ngeen ma jëlee au dépourvu ak li ma nekkoon ci waañ bi moo tax peut-être seetuma seet mais sermon bi dama koy maye partout pour daal fu ñu dajee séminaire fu ñu dajee ak nit yi ak yooyu yëpp ma leen di wax indiwaat leen seen xel parce que xelu Sénégal dafa lëmbewu dafa jaxasoo dañu nekk ci benn lu ñu naan lu mel ni crise bi nag mondial na laal nañu mais li nga xam ne ñi ñaa ngi koy wax discours yi nga xam ne ci ñenn kilifa diine yi ñu ngi koy wax bés bu nekk sax war nañu changer le contenu de ces discours parce que man sama compagnie gi peut-être samay xarit ñu ngi may dégg peut-être ñu bari ñu ngi may dégg man damay dem ba naan discours bi dañ ko war a changer waat le discours même religieux parce que bu ñu xoolee nag alxuraan rasulullah bi muy dem moo Arafat mu yaakaar ne déwén du ñëw Màkka li mu waxoon mooy maa ngi yaakaar naa déwén doo leen ma gis su ngeen ma gisul bàyyi naa fi sama sunna ak alxuraan loolu la wax dëgg la bàyyi naa fi sunna bu may doxal ak alxuraan lan nag moo tax léegi nit ñi sénégalais yi ay kilifa diine ay kilifa aada ñu fonk leen lu nekk ñu def ko pour man am na ñoo xam ne suivre ñu la sunna et le Coran dañuy def lu leen neex te loolu tam lu leen neex boobu xaalis mi ngi ci gannaaw mooy lii xale yi di def nii rek dinañ leen sax critiquer les jeunes wante critique bi tam war na delluwaat ci catégorie sociale yenn yi. voilà dinañ ñëwaat ci quel que soit l'âge nag. dinañ ñëwaat ci aspect boobu Alaaji Ngagne Saint-Valentin kañ la xew. man nag xam nga d'abord sax damay laaj kuy Valentin d'abord man xaw ma Valentin du sama référence ci mbëggeel wala cofeel ndax mbëggeel dafa am cofeel am nobel am. loolu def naa après dinañ ko décortiquer inchallah. Valentin sax laa xamul. ah ben c'est un martyr de l'église. ah. nee nañ martyru église bi la. martyru église mooy Valentin moom mbëggeel rek la doon toppatoo. waaw je pense ma këf parole bi tuuti wax tuuti ci Valentin. waaw mu leeral ma ko. waaw Serigne Ngagne. waaw Valentin man xool naa tuuti origine lan moo tax nit ñi di ko feet. wante même sax ñi nga xamante ne ñooy suñu mbokku chrétiens yi maa ngi leen di nuyu ak chrétiennes yëpp maa ngi leen di nuyu ci bés bi di leen ci sargal parce que seen bés la aussi ñi nga xam ne ñoo tax sax ñuy def Saint-Valentin d'accorduñu ci date yi ñenn ñi nee nañu 494 la commencé woon ci Grande-Bretagne ñenn ñi ne 496 ci Rome muy Italie français yi ñu ne dans les années 80 lañ ko gën a fësal muy tubaab yi muy la France histoire yi itam ci histoire yi Valentin mbirum ci ay njanaaw mooy les oiseaux oiseaux yi ñoom lañu doon xool xam nga l'observation participante ci yenn psychologue yeeg sociologue yeeg gëstukat yi dañuy xool ay affaires ñu xool ne 14 février bu nekk dañuy gis ne ay njanaaw yi picc yi am na picc yoo xam ne dañ si doon ànd mooy sëy waaw dañ si doon sëy seen période de chaleur lay nekk waaw période de chaleur pour buñ jógee ci 14 bi ay doom mën a juddu ñu ne am na ñu ne tam Valentin benn si église bi la nekkoon ñuy àndandoo ji def ay réunion ak yooyu mais ndekete Valentin comme ñun ñëpp dafa am xol am na ku muy bëgg
mais mbëggeel bi ay moroomu moinam ñi mu nekkal ci biir église bi waruñu ko woon xam ba suñu réunion ba pare moom day tendeefal bu tendeefalee ba gars yi xam nga ñoom dañuy dem dugg seeni néeg di continuer di lire ñu ne Valentin day tendeefal ba gars yi dem mu tëb miir ba am na jigéen bu mu doon fekki foofu ñu ne nag bi mu koy fekki far nag ndaw sa ëmb xam nga nitu église xam nga yàgg nañ leen a waxal mais lii ñu ne ba xale ba ëmbee te période benn guerre war a am église bi ku mag ki ci kaw église bi daf ne woon ne bu ñu gaaw a may xale yu góor yi waxambaane yi am doole bu ñu leen gaaw a may soxna parce que bu fekkente ne di leen may soxna ñu yóbbu leen ca guerre ba seen xel mën na nekkaat foofu wala soxna ya am lu ñu leen tamaloon dootuñu ko amati mën nañoo jàdd yoon léegi nag ñu ne nañ jël 14 février boobu xam ne njanaaw yi c'est la ñuy accouplé c'est la ñuy nekk di sëy ñu may gars yi jeunes yi borom doole yi ñu feet parce que Valentin moo proposé loolu parce que Valentin li tax mu proposé ko dafa doon bëgg a nëbb ëmb ba mu ëmbal kee léegi nag buur ba fekk si ko chef ba fekk si ko ne bon yéen xale yi góor yi nekk si seen kii yëpp tey Valence 14 bi mën ngeen dem fowi mën ngeen dem ngeen defi seeni soxla ak seeni ñi ngeen bëgg wala ñi ngeen sopp léegi Valentin ba tam profité dem Saint ba tam profité bi mu profité ñu ne bi Saint-Valentin bi passé ay ëmb yu bëri am donc xale bi jigéen bi ëmboon moom kenn am na ñeneen ñu bëri ñu ko fekk see donc noyé na le poisson suuxal na jën bi boo ko defee kenn du xam ne diw mi moo ëmbal diw mais dafa am benn sëriñu diine Sénégal bu ñu ma yónnee fan yii rek benn WhatsApp ni ñuy def benn audio sëriñ bi mu nettalee loolu moom dafa wax ne da ko interprété comme Saint-Valentin bésu njaalookat yi la te nee na pour moom Sénégal gépp gii képp ku fi fees Saint-Valentin def nga yëfu njaaloo mooy adultère te man version boobu tam peut-être mën naa ko jox sëriñ boobu mën naa ko dëggal sax dans ma tête parce que comme ni ko xale yi di waxee ak ni ñu koy defee ak ni ñu koy préparé ni ñu ciy lijjantee di ci mer yéen animateur animatrice les rajo les télé parce que maa ngi dégg ñu ne góor yi nee nañu bëggatuñu ku leen jëndal yenn affaires yi dañu bëgg a level bi gën a mag nañ leen jëndal ay yeneen cadeau yu dul ay njiitlukaay wala ay nangam xale yu góor yi loolu laa dégg c'est un débat dans une radio que bu ñu leen jëndalati ay caleçon ak yooyu nañ leen jëndal yeneen cadeau dañ bëgg mu gën a rëy yooyu yëpp suñu yoon nekku si man de xale yi su ma leen mënoon a téye muy góor muy jigéen muy ñu nekk ci sëy muy ñu nekkul ci sëy le jour de la Saint-Valentin jour ordinaire la comme yëpp ñu doon lekk cere nañ continuer lekk cere ñu doon lekk mbaxal lekk seen mbaxal ñi am yàpp lekk yàpp ñi am nag lekk nag il faut que ñun jullit il faut qu'on revienne sur certaines valeurs yenn saa yi dinaa si waxante kii mooy ñu delloo si waat su suñu aada yenn yi gën a positive suñu cosaan yu gën a positive comme ça bu ñuy gaañu bi du metti waaw jërëjëf defe naa leeral na ko ci ni mu ñu ko jàngale benn bi mooy ay njanaaw ñun bandi aadama defe naa njanaaw yi duñ suñu référence ci loolu d'abord loolu dañ koy teg de côté ndax ñun ay doomi aadama la bi ci des fàttaliku bi su ñaawteef la voilà ci ni nga ko expliqué mooy fàttaliku bi su ñaawteef ba su ñaawteef nag kenn waru koo fàttaliku kenn waru koo rafetlu muy benn bi ci des nee nga Valentin dafa tëboon miir ba dem kàccooru ci ni ma ko waxee bëggoon naa nag église bi ñoo am reportage ci église bi ba ñu leeralal ñu ko ne est-ce que loolu foofu la askanoo ou pas mbala naka la fa askanoo bu boobaa dina gën a neex a waxtaane waaye lii ma gis ci biir les relations amoureuses et leur bouleversement loolu moom mën nañ cee waxtaane lu bari indiwaat jikko démb yi ak xale yi ak yu tey yi lii nga wax nag ci leeral bu demee nii xale yi war nañ cee jël référence xam ne Saint-Valentin du bésu fàttaliku waaye nag xam nga lu ne dina am ñu ci potoxlu lekk ci xelu nit ñi yoxusu ci nit ñi ci wàllu koom organiser ay bés yoo xam ne booy xool sax arnaque la dajale ay nit def feet lekk seen xaalis mel nii dañu nekk ci jaamu yàlla loolu tamit daf ciy am kon dafa am ñu ci potoxlu ci biir loolu nga ne noonu la demee pour mën ci defar seen commerce
loolu nag bon dagan nag daganul xëy na ñu jàng alxuraan te xóot ko daañu ci mën a wax waaye daal li leer mooy thème tey bi relation amoureuse yi mën nañ cee wax bouleversement yi mën nañ cee wax ndax mën a jooyantuwaat lu bari ndax li ci xew bari na déception yi bari na ci histoire yi bari na ci mag ñi naka lañ ci nekke woon ak ni mu transité ba ñëw xale yi ni ñu ci war a nekkee loolu daal ci kanam tuuti daal def naa ci li ñuy gën a sóobu Valentin daal comme dafa doon tëb mbir di kàccortu kooku du référence Ibou Fall dégg nga li suñu invité yi wax Alaaji Ngagne nee na Saint-Valentin c'est une arnaque est-ce que war nañ mën a def arnaque sur le dos de l'amour waaw man xam nga lii bés bi ci boppam man wax dëgg yàlla soxalum te du xëy na lu nit ñi war a mën a ndaxte dañ koy mbubbu mais li ne ci gannaawam li tax xale yi ak même mag ñi parce que du ay xale rek ñoom ñooy xëy na dañ koy màggal li tax ñu xëy mu ñor leen noonu c'est que daf leen di indil waxtaan joo xam ne xëy na bés boobu lañ ko mën a màggale man dama jàpp ne jamono dox na dox koo xam ne diggante góor ak jigéen diggante li ñuy naan cofeel mbëggeel walla nobel dafa saxal askan wu bees te ñun dafa mel ni dañ ko néewal te loolu yëpp justement ci li ñuy sàmm diggante góor ak jigéen ba mu yegg si ba fii te ñun ñu mën ko seetaan foog naa moo tax ñu jàpp benn bés rek ne nañu won ne lii daf ñu amal njëriñ mais xam naa ne fii xam nga ñun Saint-Valentin suñu nekku ci mais li muy firi maanaam li muy firi ci diggante góor ak jigéen li mu indi ci askan wu bees ndaxte diggante góor ak jigéen yi toxu goo xam ne lii amoon ca jamono yu njëkk ya amatul dafa am léegi askan wu bees doxalin bu bees ak nekkin bu bees ragal naa ne nag bés boobu moom la ñuy màggal su doon dañ ko bëggoon jàppee ne Saint-Valentin la ñuy kii xëy na kon ñu ñëpp dinañ dem ay mees ak yooyu li ma gën a jàpp mooy dafa am suñu dundin ak suñu nekkin lu bees lu dugg si te xaw a soppi suñu askan te moom moo tax foog naa soo waxee waxi mbëggeel nga gis nit ñi ni ñu ciy àndee mais waxi Saint-Valentin bi ci boppam xam naa ne amaluñu loolu solo mais diggante nit ñi ni mu soppeekoo xëy na looloo tax bés bi mel ni lu rëy ci suñu bët. daan nañ ci ñëw incha allah man sama question bi dama koy laaj à la psychosociologue lan mooy mbëggeel. waaw tey jii soo bëggee nit. qu'est-ce qui se passe dans ta tête qu'est-ce qui se passe dans ton corps. waaw mbëggeel moom lu complexe la parce que comme niñ koy waxee léegi wax nga sunu xarit man sama xarit laa ko def parce que ba mu woyee woy taaw année boobu c'est la sama taaw juddu donc c'est quelque chose que je n'oublie jamais. te woy taaw boobu dafa amoon Sidaati yow yaay taaw te moom fi sàppale Sidaati aussi muy coïncidence bu am solo du ma fàtte loolu maa ngi leen di nuyu xale yi donc le problème de mbëggeel dafa bari nee na sentiment parce que sentiment est-ce que amati na léegi le terme sentiment on peut mettre un point d'interrogation parce que affaire mbëggeel am na ba léegi sax am na ñoo xam ne dañuy gis rek nit gis ko bëgg ko ngir yàlla ñooñu ñu bëgg sax mën nañ leen a bañ a bëgg muy góor muy jigéen nag c'est vice versa góor mën na gis jigéen rek bëgg ko wala sopp ko comme disait Ngagne Diagne tonton Ngagne nii bëgg ko soppeel ak mbëggeel ak miineel yooyu yëpp dafa bëri terme bi dafa bëri variante léegi ci biir mbëggeel am na ay mbëggeel intérêt gis naa nit teg sama bët ci moom parce que yaakaar naa ne su ma demee ci moom mbëggeel gi dina nekk mën nañu fexe sax ba sëy bi am mais en général sëy yooyu dama koy oowee la prison dorée nekk nga ci biir prison bu dorée. loolu comme ni nga ko waxee léegi ay variance su amour la mais. bu ñu nee amour sentiment sociologiquement naka lañ ko mën a. waaw sociologiquement booy xool historique bu mbëggeel est-ce que sax nit ñi mag yeeg yooyu doon lañ bëgg. parce que soo xoolee dañu doon jékki-jékki ñu ne
Sëriñ Ibbu demal nga seeti doomu diw. mais doomu diw boobu ñuy seeti. dañu gis ci ay kilifaam ay yenn jikko. ay yenn doxalin ay yenn nu ñuy melokaan. dañ koy gis ci famille boobu ñu ne Sëriñ Ibbu excusez-moi le terme demal seeti doomu diw. bu jigéen am na ku ñu fan tuddoon war na màgg genre yooyu. loolu lépp ci variance yi la. loolu dañu yeble dañ la yebal dañ la orienté. alors que léegi xale yi ni ñuy bëggantee mën na nekk fu ne. comme ni ma doon wax sànq Ibou ci dans les couloirs ñun dañuy liggéey ci la violence faite aux femmes depuis 1995. te cas boobu indi woon problème bi taxoon ba loolu dem tribunal affaire u mbëggeel la woon. xale bu jigéen bi maa ngi koy nuyu mu ngi dund sax ba léegi yaakaar naa mais sëriñ ba dellu na dem na nuñ koy waxee mu ngi àllaaxira yal na ko yàlla xare àjjana mais affaire u mbëggeel moo puusoon xale bu jigéen boobu ba mu sëy ak kooku noonu moom bëggoon na ko ci boppam. léegi nag la question qui s'est posée mooy lan moo xew ci diggante bi ba gundu xataal am ba violence bu metti am ba daw am ba tribunal am xam nga on se pose beaucoup de questions ci affaire autour de mbëggeel. tubaab yi amour la ñuy wax ñoom daf leen di jaral lu nekk mais ñun fii Sénégal ci jamono bi ñu toll nii mën naa la ci tooñaale sax seen compagnie consort gi est-ce que les gens dañu bëgg. parce que dañuy copp dañuy fan mooy dañ lay gis nga solu walla nga wax même wax mën nañ ci bëgg nit topp la solu mën nañ ci bëgg nit topp la am xaalis ñàkk xaalis catégorie yëpp biir yëpp même ay mag yoo xam ne am na dañuy mbubb woone man nangam laa sax da ngay gis ay xale yu jigéen di dem ci yenn mbooloo yi solu yenn façon solu yi ay kilifa jóge fa di laaj seen numéro téléphone. parce que dama la wax ne depuis 95 ñun ñu ngi liggéey ci violence contre les femmes. te ñi ñuy déglu ñi ñuy ñëw ñu di leen déglu ñëpp am na ci ñuy wax yu doy waar yoo xam ne moo indi sax seen problème ci gundu xataal jigéen. man fi te may yëpp waxee ci mooy mbëggeel. fi may waxee mooy tey jii da ngay gis kenn ku jékki-jékki tëdd feebar. waaw wala amee dépression ñu ne day def dépression amoureuse. oui wala dafa am maladie d'amour. waaw muy jàpp xol bi. waaw est-ce parce que que mbëggeel day loolu- jàpp xol. waaw xol lay loolu jàpp wala bopp. loolu yëpp day am parce que ñun ñëpp jaar nañ ci yenn étape xam nga ñun suñu génération on a plus de 60 ans soo ñuy gis nii mais si suñuy dëkk fa ñu doon dëkk cosaan wala si suñuy bi ñu nekkee ay université wala nekk ci ay école de formation lu bëri xew na lu bëri xew na ci ay mbëggeel di nga gis ku ñu ne dafa bëgg diw parents yi mu dem ne dama bëgg a jël diwu soxna yaayam taxaw ne ko boo ko jëlee ma bàyyi la ma bàyyi la voilà ma xàccoo ak yow xale bu góor boobu day am problème pour ñëwaat wax ku mu gisoon ci université walla dara bëgg naa la takk mais samay parents du ko sax wax peut-être benn copain benn xaritam moom la koy yónni kooku ñëw wax ko mais jigéen boobu ñu def loolu ñun ñëpp suñu génération lu bari xew na ci man gis naa ci sax ku xaru parce que vraiment li kilifa yële tontu ameluñu la jabar walla yow foofu waroo fa dem gis naa loolu ku ci xaru gis naa ku ci xale bu góor boo xam ne ci famille ku jigéen ki lañ ko ne yow waroo sëy ak kii du sa nawle xale bu jigéen boobu mais xale bu góor bi comme ñoom bëggante nañu fexe nañ ba maye nañ leen ci jéppi leen maye leen mais dañu jëm dëkki feneen ñu ngi dëkk étranger jusqu'à présent dañuy dem di ñëw am na cas yu bëri ci affaire maye mbëggeel bëgg naa bëgguma walla sa papa ñu yónnee ne dañu lay takk paa bi ne ameluma la soxna parce que amoon na benn histoire bu ndaw de famille bu amoon ay wax ay jokkalante ay détails yoo xamante ne da doon tardeel xale yi ba tardeel seen jàng am na ci xale yu jigéen yoo xam ne seen jàng doxe na yàqu ndax comme ni nga ko wax depuis amoureux tere nañ leen ki ñu bëgg tànn ko seen xol kilifa yi ne duñ leen mayee ñooñu am ci feebar am na ku may tooñ bés bu nekk maa ngi koy nuyu sax moom demoon na ba benn jour mu ñëw mu di ma poser benn question mu ne est-ce que yéen mënu leen wax xale yi jigéen yooyu di plaindre di ñëw ñu dem kooku
ëmbal leen ndax ñu maye leen yooyu yëpp am na. c'est des générations et des générations et des générations. arrangé nañ si yu bëri am na yu jub am na yu réussirul échec yi am na yu positif yi am na léegi am nañ si ay sët am nañ si ay turandoo di ci kontaan et tout ça. mais ba léegi daal le problème de mbëggeel amour comme yéen di ngeen ko tuddee am na point d'interrogation. ci xale yi muy déception ci xale yu góor yi di am ay déception ci xale yu jigéen yi di am ay déception ci parents yi di tos ay famille di déchirer ay nit am na ñu fiy jóge sax dem feneen dëkki feneen parce que gàddaay voilà dem mel ni dañ leen naawtal comme ni ko sama xarit bi di waxee Serigne Mor Mbaye même dañ leen xabtal naawtal ñu dem mu jaral leen dootuñu dëkk sax Sénégal wala ñu dem beneen dëkk beneen région toog fa ba am fa sax boroom kër di nga gis sax ci góor walla ci jigéen ñuy mbubbawoo dem diine dugg ci ay affaire u diine mbubbawoo te fekk du loolu moom moo tax ñu c'est pas le vrai problème ndax am nañ déception walla def nañ leen lu ñaaw walla def nañ leen lu metti ñu résigné wu. Alaaji Ngagne est-ce que amour mu ngi am ba tey li docteur wax léegi ne amour am na point d'interrogation lan nga yaakaar ne mooy point d'interrogation bi. waaw xam nga moom dafa wax ci wàccaayu bëggante. wax ci ñiy sëy d'abord wàccaay mooy takk amagul. waaw ak ñoo xam ne dañ leen mayee ba pare mu am yu ci biir waaye boo jëlee bopp bi ak genn gi sunu borom takk dafa dagan fase dafa dagan. waaw ni takk dagane noonu la fase dagane c'est-à-dire tàqalu ko rek dañ ko xaw a sib tuuti. boo gisee boo même boo demee tribunal ñu leen di renvoyer dañu bëgg ngeen amaat sentiment dellusiwaat fàttalikuwaat na ngeen déparé woon parce que départ yëpp a neex départu mbëggeel yëpp a neex coow li mooy boo leen ci xësee dem valeurs yi commencé génne faiblesse yi commencé génne yeneen yi commencé génne ci biir ngeen dem ba dootu leen tolloo ay sentiment ñaar ñuy dencante bu ñu tollootul sentiment rek day commencé lëcc parce que ci biir nobel dafa am. cofeel dafa am lan mooy différence yi. waaw nobel boo gisee nobel sëy lay taawloo mbëggeel nag mën naa ko bëgg Ibou Fall mii. mën naa la ko bëgg mën naa ko bëgg kii mën naa ko bëgg kii. waaye jëmu ci nobel mooy sopp nit daal. sopp sax di nga sopp koo miinul. di nga sopp sax koo miinul. waaye Ibou Fall bi dama ko xam ma ne Ibou Fall di ko ma bëgg la ndax jëkkoom ak nangam. nobel nag góor a koy def ak jigéen góor moo koy def ak jigéen moom dafa am lu ko tax a jóg moo tax bu ko ñaari góor tuddee ñu tuddee leen ñaari tur su ko ñaari jigéen defee ñu tuddee leen beneen tur dafa am lu ko tax a jóg koo koy nobel cofeel am mbëggeel am xemmeem am loolu yëpp luy xajamal sëy la ndax man waxuma ci ngoro man ci sëy laay wax ci way dencante li ko njëkk a ëmb mooy sutura muñalante dafa am règle boo xam ne nag ñëpp ci bokk yam ci jigéen bu dee góor la ci jigéen li nga war a njëkk a sàlloo te fexe ko pour sa kër au moins muy base bi bul dóor bul xiifal li ci des nag loolu mën ngeen ko négocier ci kër gi yére yaak yooyu mën ngeen ndaxante di for par ndànk bala yeneen bala bijou yaak yooyu yëpp détail la waaye ñaar yi moom soo ko basé samp ko kër bul dóor bul xiifal li ci des yëpp mën naa ñëw ndànk-ndànk ba seen kër neex parce que dañuy indi yu mag yi indi yu bees yi Ibou wax na ko sànq nee na dafa am lu ñu dab ci mbëggeel yi léegi moo tax Valentin am ci place mais mbëggeel ya woon te ñu sos ko dañ ko war a sose Valentin amul ci place loolu du woon mbëggeel léegi professeur expliqué na ko nee na dañ la daan wax demal nga xooli sa doomu tànta déedéet loolu ci yenn exception yi lay am doom bàjjen nit dox na ba dajeeg nit dem waxi waajuram ne ko man kat gis naa doomu diw feeñoonte nañu waxtaan nañu dama koy seeti dafa am nit ñoo xam ne
dañ leen di déclenché ci mbëggeel bu ñu leen déclenché wul duñ dem ku jur sa doom xam ko am na ñoo xam ne boo leen déclenché wul ci mbëggeel duñ ko wuti mën nañ faa toog ba màgget fa. maanaam da ngay dem bëggante indi leen. yaa leen di déclenché mbëggeel dafa am ñoo xam ne foog ñu gis nga ni ñuy maasee batterie. un déclic. dafa am ñoo xam waaw foog ñu déclenché leen. un déclic waaw déclic mag ñi dañu amoon vision xamoon nañ seeni doom. kon ñoom dañ daan créer coup de foudre en fait. très bien ci ku jigéen ki ak ku nàngam ki daa nga woo sa jarbaat sax na ko nuyu si ma mu ñëw nuyu si la nga toog ba sàgg ami mu ne nga ne ko may ma ndox mu ñëw dugg ci néeg bi am nu mu defee indi ndox jox la nga ne kii kat sa doomu nijaay diw la ngeen yem foofu de mu génn dem góor gi du la wax dara yëgoon ak sa yaay mbala yëgoon ak sa baay boo delloo mu ne la waa noo def ak sa nijaay mu ne waa kii na gis nga bés boo juumee ba ne ko doomam bu jigéen bi de ñëw na fa ñoo xam ne cofeel dugg na ñu commencé nag def seen démarche bon ñu dem ba ci kanam. Ibou Fall dégg nga li ñu wax léegi. ñoom si bëggee non mais xam nga effectivement man dama jàpp ne lii am ci diggante xam nga li ci ëpp nag. balaa li ñu doon jéem a yombalal mooy li mu wax déclenché dafa doon fekk nag. mu nekk xam nga ñun dañuy am ay cosaan. ku ci ne nag da ngay xam nga waajur yi ñooy fexe ba seen doom yi bëggante. li ci doon ëpp solo nag mooy ku góor ki sax la ñuy fexe ba mu bëgg ku jigéen ki moom yàgg nañu wax sax jigéen dafay miin du bëgg mais dinañ fexe ba ku góor ki bëgg te ñi koy sos. dañuy xam ci yan kër la ñuy fexe ba seen doom yi bëgg fa xam nga loolu xëy na ci goxaan yi la woon ak jamono yu njëkk yi mais xam nga ñun jamono ji dafa yegsi ba dox daje bi dafa jéggi ay kër ndaxte buñ ni Sëriñ Ngañ wax kër yu mag ñoo doon fexe ba sànc kër bu ndaw mais xam nga soo ñëwee ba dëkk bi fii mu nekk nii Sénégal Dakar ay 3 millions de personnes amatul xeet amatul diine amatul tarixa amatul lenn loo xam ne mën na la dendaleeg nit mën nga tax nga naan man kii mënuma dëkk ak moom xam nga fii da ngay ñëw dëkk ci benn koñ du wàllu diine du wàllu xeet du wàllu askan du wàllu dara yéen ay dëkk dox daje boobu nag moo indi askan wu bees ndaxte li ñu doon mën ci fexe ba sa njaboot di dugg ci yenn kër yi ndaxte xam nga ne ñii ñoom nga nawloo loolu foog naa moom moo tàmbali di wàññeeku bu baax dox daje bi nag léegi dafa mel ni asaaloo looloo tax nag li muy indi day yëngal kër yi day yëngal même askan wi ndaxte te moo tax ma jàpp ne xale yi suñuy taxaw di naan waxi mbëggeel dafa mel ni dañ koy mbubboo pour wane ni am nañu sañ-sañ yoo xam ne mayuñ leen ko woon bu njëkk. Ibou Fall tegal foofu sa baaraam balaa ñuy gën a sori ci waxtaan bi ñu ànd déglu benn extrait wu Ndeye Marème Gueye sur Ahmed Khalifa Niass mu ñuy wax lan mooy mbëggeel. amour ci diggu diine la bokk dafa nekk ci centre bi ndax yonent bi sax bañ ko laajee nag ñu wax ñu ñett yi nga gën a bëgg dafa tàmbalee ni jigéen ak xeet gu neex ak julli ñett yooyu la wax ne ñoom la gën a bëgg ba muy génn àddina it li mujj dénkaane nit ñi mooy jigéen ñi dafa ne maa ngi leen di dénk jigéen ñi ngeen rafetal baaxal ainsi de suite seen diggante ak ñoom te moom ci boppam dem na ba daan sax dóor dàqe ak jabaram tey jii mën nga imaginer benn sëriñ boo xam ne tey dafa yore soxnaam surtout mu nekk soxna su ndaw di wax ak moom ba mu naan ko maa la dàq daw ci misaal ndaw si njoos ko daw yonent bi topp ca loolu sëriñ bu ko defoon tey say taalibe weddi la maanaam ñun daawuñ bëggantu dañ daan bëgg dëgg-dëgg parce que
bëgg bi ci ngay yéeg ne am nga benn doublure ñun ci misaal ma joxe loo xam ne léegi boo ko waxee sax xam naa xale yi dañuy ree ci misaal man maa ngi nekk étudiant di jàngi bitim réew war di dem ki nga xam ne bàyyi naa ko sama xel pour ëllëg bu may takk moom laay takk léegi li muy def dafay dem jënd ma benn mouchoir yi nag booba duuloon Kleenex yi nga xam da ngay def benn yoon sànni booba mouchoir pour la vie la daan doon mu dem nag fóot ko weer ko ba mu wow paase ko bu koy paase da ci def parfum te sax dana jooy ba rongoñam tooyaaleel mouchoir bi mouchoir boobu nag bu yëkkati la ko jox yow boobu photo bariwul leneen bariwul yow boo demee mouchoir boobu moom moo symbolise ndaw si boo ko xeeñee mel ni ndaw si dafa taxaw ci sa kanam gis ay réem gis yeneenam loolu nag moo doon romantisme waaw léegi nag boobu moom wax dëgg yàlla manqué na. Ahmed Khalifa Niass nee na romantisme amatul ni ñu doon bëggee démb wute na ak ni ñuy bëggee tey lan moo changé tonton Ngagne. waaw boo moom bosam la wax ni mu ko daan defee la wax ni mu ko daan sentiree la wax am na ñoo xam ne dañ daan bind lettre. dëgg la lettre lañ daan bind lettre d'amour te yóbbu ba sax da ngay bàyyi ba timis parce que kers moo daan am sa diggante parce que boobu tamit àdduna yàquwul ni mu yàqoo pour nga dégg nga jombe ci diggante góor ak jigéen da daan soriyaatoo parce que lu mag ñi daan jàpp la daan ci yeddaate parce que booba mag ñi ci seen biir sa waajur du bëgg ay moroom di ko taaj ca pénc ma yu mel noonu parce que booba mag yi ñoo daan waxante yii xew ñoom ñoo ko daan régler ci biir seen biir moom na ma ko sentiré la moom bosom ci parfum la am na ñoo xam ne ci lettre la am na ci ñoo xam ne dañuy yónni seen xarit am na ñoo xam ne ñii am nañ yeneen jaarukaay yu ñu daan feeñalee cofeel ak jigéen moom ci parfum la ak la kii wam boobu loolu ñu ko daan paaseel xëy na bu xeeñcoo xeetu jigéen ba des fa yooyu tamit ay xeeti rapprochement la mais fi mu déparé ci Seydina Muhammad day wane ne rek woyof gi aussi daf ci am solo muñalaate bi daf ci am solo sunu borom dem ba ne sax ni ñu sëggee seen ween ni mu sëggee noonu la seen xel sëggee xaar rek maa ngi ñëw ci loolu bëgg ñu denc leen rek tax waaye jigéen ñi ëpp xel góor ñi ñooñu ëpp pexe foofu mais sunu borom foofu daf ñu fa maat pour ñu mën leen denc pour mën leen muñal ndax tamit bu fekkee ne xel mi ngeen ñu ëpp dafa joué mën na indi violence ndax góor day fippu te loolu la suñu borom di moytu ci loolu ne ñu nag sax ni ñu sëggee la seen wenn sëggee da ñun xam nañu ne ñooñu ëpp pexe li ñuy laal ñoom di ko nas bu jaaree yoon ñun mënuñu see mucc lu ñuy wax jigéen bu rëbbee du sooy li góor di sooy ni mu toll góor day sooy rek li góor di sooy ëpp te jigéen bu rëbbee du sooy jigéen dañuy sooy di léegi célibataire yi bëri nañ non kaay ma wax la kaas nañ nag seen kaay ma wax la lan la Ibou Fall bi xam li wax soxna si xam li may wax dara pireetul nobel pireetul mbëggeel pireetul cofeel pireetul mais est-ce que du li mu wax léegi ne li mu expliqué xale yi sàllil nañ lépp non li mu doon expliqué léegi naan nga jël mouchoir def ci parfum di bind ay lettres est-ce que loolu du woon ay affaires yoo xam ne day gën a dëgëral mbëggeel entre góor ak jigéen tey jii nouvelle technique de drague yi lan la da ngay envoyer benn coucou wala benn hello xam nga affaire bi yomb affaire bi ñëw li taxoon nit di garder souvenir u nit loolu amatuñu ko xam nga lu tax ma wax loolu boobu jigéen libreul léegi jigéen dañu libre xaar rek maa ngi ñëw boobu jigéen libreul heure boo ko bëggee gis ko léegi 2 heures du matin mën nga gis 3 heures du matin mën nga gis 4 heures du matin mën nga gis fajar sax dañ ciy gisee boobu amul loolu boobu bu marax di jot marax rek fatu nañ fatu na sa doom fatu na tëj nga buntu kër gi góor gi buy jógee jàkka ja geewe buy ñëw moom mooy tëj buntu kër gi
ñi mën a tëb nag góor ñi tëb doxi ba bu xawee tëdd rek ñu tëb dem daawul ñàkk mais jigéen ñi moom dañ daan tëdd ndax seen néeg góor gi moo daan tëj néegu jigéen ñi. waaw. Lalla man je voulais rebondir si ñetti affaire parce que sëriñ bi Niass maa ngi koy nuyu parce que dem naa ba këram ñu toog nii waxtaan. Niass maa ngi lay nuyu. Le problème mooy ngañ dafa waxoon ci ay affaire u muñalante xale yi léegi génération yii di sëy lii amatuñu patience muñalante que muy góor bi que muy jigéen bi parce que dañuy wax rek yenn wax yi 2-3 minutes pes sax mën na fa jóge lu ne soxe ko foofu violence judd na beneen bi ma lay wax mooy yéen waxin bi ngeen di wax le langage ay préjugés ay stéréotypes naan jigéen ni ween bi sëggee la xelam sëggee d'accord ma ci parce que j'ai fait de la psychologie de l'enfant peut-être jàng nañ ko ci tubaab jàng nañ ko ci alxuraan nit yi bu ñuy juddu bu liir bi ñëwee d'ailleurs bu nit ki amee muccee dañu ne amagul tur liir la xam nga kenn du ñëw ne kenn du ñëw ne diw kenn du ñëw sax xamaguñu sexe bi ana liir bi la ñuy wax et ana liir bi sunu borom nag foofu ñun ñoo yem on est égaux devant Dieu sunu borom bi mu ñuy sàkk ñun ñoo yem lan moo ñuy xàjjalee fi ñuy yare milieu bi ñuy yare fi ñu nekk kilifa yi ñuy yar ak nit ñuy yare moo ñuy mooñ te tey jii boo jëlee exemple l'influence du milieu sur l'individu par exemple xale bu ndaw bi ay tudd nañ ko nodd nañ ci nopp bi wala dem nañ église ngénte ko et tout ça da ngay xool tey xoolal rek ay misaal bi may ñëw nii rek ndeysaan taxi bi ma dugg ma wan ko audio bu ma doon wax ne mu ngi ma naan kii sëriñ diwu la mu ngi dëkk boori Kaolack mooy sëriñ bi doon wax affaire Valentin bi ne ku ci feeti njaaloo nga beneen affaire bi beneen taxi bi ma ñëroon bu ma doon ñibbisi encore parce que tey génn naa 2 fois dañu romb benn bërëb ma ne ko xoola fii ni mu rafete mu ne ma fii defe naa chrétiens yi ñoo ko yor ma ne ko nag duggal Sénégal yëpp nag ñuy dem bu ñu rombee seeni bërëb moo gën a set moo gën a rafet moo gën a am calme moo gën a teey nga gis ne 99% de musulmans yi ñuy wax war nañoo toog xoolaat suñu bopp beneen terme bi may wax mooy affaire ay parfum ay lii ay laa loolu amatul ce qu'on appelle le romantisme lettre yooyu man bi ma nekkee xale maa ngi nuyu Adja boobu sax bi ma nekkee xam ne am na Adja boo xam ne ki ko doon bëgg moom dañ doon bindate ay notes bi ma nekkee xale dans les années 60 waaw déedéet daaw mu yónnee xale bu góor bi mooy jëkk a yónnee su ko defee xale bu góor bi suy joxee note kooku da doon jàng aussi daal di bind tontu man maa doon yóbbu tontu boobu ñooñu macha allah sëy nañu ba kenn suul moroomam am nañ ay sët ak yëpp donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées ñun suñu kër sax amoon na fa parce que am na fa kuñ fa maye woon xale bu góor bi ragaloon na dugg ci kër gi ba nga xam ne ci turandoom la dem bind lettre turandoo bi indi lettre bi paayi ruus oo xale bu jigéen bi laaj ko xam nga diw ñañaña ñëw expliquer xam nga fu le protocole sénégalais wax seeni wax ba mu ñooñu sax mujj nañ sëy ba suulante donc yooyu yëpp amoon na mais actuellement la situation actuelle la crise les influences dugg avion wàcc dem ñëw léegi xale yi da ngay gis WhatsApp les réseaux sociaux et tout man damay suivre da ngay gis ñu ne diw ma nga Dubaï et puis di def ay affaires ay bannières ñu ne diw ma nga Paris Tour Eiffel wane ñañaña les soirées contexte bi le contexte sénégalais dafa jaxasoo ba nga xamante ne nit yi sax ni ñuy defaree xew yi man dama ko contre 100%. la figure-toi je regardais hier benn vidéo ñuy maye benn nit maye gis naa ngénte ñaar yëpp maye bi xale bu jigéen bi nee na ñaareel lañ ko doon may sol na lu mat fukki mbubb man pour man loolu jaaduwul. léegi dañoo bëgg marié wu pour wane wu. mais déedéet da ngay xool benn mariage sëy ni ñu ko waxee oustaz Alioune Sall maa ngi koy nuyu sama xarit nee na bu ñu calculer woon li ñu war a mayee ay 1200 la war a mat
1200 ñu dem si jàkka ji joxe can marié bi toog ku jigéen ki toog ku góor ki toog ñu wax leen nan lañu war a sëy loolu mën nañ ko war a indi si contexte bi mën nañ ko indiwaat parce que am na ay daayira am na ay lii xale yi ñu am na ñu bëri ñu ngi daw ci diineeg yooyu mën nañu ko indi wan ko xale yi ci quartier yi ndax sëy yi mën a dëgër parce que may ma tëj ma daaneel bi mooy di nga gis tey benn jigéen wala benn góor ñuy wax ce qu'on appelle les familles recomposées di nga gis couple boo xam ne kii dina sant Ndooy comme man kii sant Njaay kii sant Jóob kii sant Càndum kii sant si benn famille c'est extraordinaire te jikko yi benn du ci nekk explosion bi am Sénégal buñ ci waxul la crise sociale dans les familles buñ ci waxul day gën a metti ndax gis ngeen jamante paaka gis ngeen rey gis ngeen ñu ne diw ak diw monsieur madame xeex nañu dóorante nañu gor nañu jaasi ñi ñu ngi dóorante ay cours ñi ñu ngi jamante jam ci nit ñi dañoo dem ba seen xol yi wow waa nit ñi dañu changé ñi ñu ngi liggéeyante ñu ne diw dañ ko jox dara lu mu lekk lu mu naan lu mu lii lu mu takk lu mu wax c'est du n'importe quoi au Sénégal léegi nag ñun jigéen ñiy sëykat yi ñi bëgg a sëy ak góor yi bëgg a sëy ak yenn kilifa diine yi nañu wax avant que ça ne soit trop tard nit ñi nañu jóg wax comme ni ngeen def nii ce débat aujourd'hui man soxal na ma trop parce que xale yi jigéen ñi rëcc nañu xale yu góor yi rëcc nañu te mel na ni kenn mën dabu bi dina metti pour dabu leen tegaat leen dafay metti rëcc bi dafa metti daal fi mu yéeg dafa metti Ibou Fall pour man daal lan nga yaakaar ne moo vissé aujourd'hui les relations non man xam nga lu nekk ak li muy tollool xam nga li ma doon wax sànq mooy bu njëkk xam nga dox daje bi maanaam taax yi dëkku taax yi nga xam ne ku ne di nga taseeg lu ne loolu dafa indi diggante gu bees buy sax ci biir ngoro yeeg xamante yeeg yooyu loolu ñun dañ ci gisagul pexe mais xam nga lan laa gën a jàpp mooy benn dafa am lu ñu seetluwul te mu ngi yegg si maanaam bu njëkk xam nga dañ doon ne góor dañuy ne jigéen du sooy parce que jigéen dafa du loon sax rëbb jigéen dafa doon toog ñu ne yow diw bëgg na la pare nga ci mës na fi am dégg naa benn kilifa goo xam ne dafa dem ci kër am gëdd am kii di ñaan borom kër gi ne moom loolu moom sax daf koy rafetlu ñëw doomam la nagoon maye ñëw di wax ak doom ji di xaw a ñagasal mu ne yaay ji su demul sëy yow ak moom yéen a génn sama kër nga xam ne boobu jigéen ñi seen gëdd ak seen dogal ci seen sëy ak seen cofeel ak seen bëggeel moom moo barewuloon li jamono ji indi ndax njàngum xam nga suñ demee école léegi góor ñi ak jigéen ñi ñoo ci bokk yem jigéen mën na yor boppam ndaxte day jàng dina dem sax ba yor borom këram ci li ñuy loolu sax am na fi xam nga soppeeku yooyu ak dox daje yooyu gannaaw daf ñu xaw a rëcc fi xale yi ak mag ñi sax fi ñuy mën a jëfandikoo pour mën a sanc kër ndaxte léegi-léeg da ngay ne ban pexe ngay def xam nga léegi am mënatoo yónnee ci ni jamono ji doxee sa pexe bopp ngay am bu njëkk ñaari kër ñooy sanc kër gu ndaw léegi ñaari nit ñooy jéem a seet naka la ñuy sancee kër foofu nag ci foofu la cofeel beeg nobante bi amee doole te looloo tax muy soppi jamono ji ndaxte tant que ñu ngi doon toog kër yi di naan kër gii la ñuy dugg ak tu kër gii la ñuy dugg jigéen ñi toog leen ba góor ñi bëgg leen xam nga loolu ñun mënoon nañ ko naxante ku ne xam sa place ku ne xam fan nga war a dugg ak fa mais gannaaw tey benn ñaari nit ñooy jàpp ne ñoom ñooy mën a yor seen bopp ndaxte dootul kër yu mag da ngay dem ba nga xam ne ñaari xale dañuy am ñaar fukki at di jàng yoo xam ne yaakaar nañ ne dinañ mën yor seen bopp ca boobu la ñuy tàmbali tànn ñoom
kan la ñuy defanteel kan la ñuy sëyal te jigéen ñi am nañ ci boobu gëdd parce que bu njëkk amuñ ci woon kàddu mais léegi ñoom sax am nañu sañ-sañu ne man diw laa bëgg te moom la ñuy rëbbi looloo tax ma ne li waxi nobel ak nobante yi indi dafay indi askan wu bees ci Sénégal te ba léegi amaguñu ñun naka lañ ci àndee ba seet naka lañ koy dànkaafu. il faut encadrer dañ leen war a aar dañ leen war a gunge comme suñu doom yi bu ñu gisante woon fenn par exemple ñu ne dañu bëggante te kilifa yi des deux côtés ñaari côté yëpp dañu war a àndandoo ak xale yi di leen aar di leen conseiller un peu di leen wax di leen fàttali ak yooyu mais doo ñëw imposer comme ni nga waxoon sànq ni que yaay xale le papa jooju waxoon doom ji yaayam ak doom ji yéen su ngeen bëggul dama leen di génn sama kër dama leen loolu du wax donc peut-être à l'époque il pouvait se le permettre parce que moo doon yor yaay ji moo doon yor xale yi moo yor dund yi wala dara moo yore woon ce qu'on appelle les cordons de la bourse moo yore le pouvoir mais léegi nii nañu contextualiser ñun ñu ngi wax duñu sànni lépp lu baaxoon ci bu njëkk ba mais lu baaxoon ci bu njëkk duñ ko jël rejeter ko mais il faut qu'on s'adapte dañu adapté wu ñu l'appropriation ñoo jël lu ñu moom li nag si la ñuy waxaat suñu njaboot gu góor gi waxaat suñu njaboot bu jigéen bi ba nga xamante ne kat suñu indee kii ñu ne kii lañ bëgg ba mu parents yi ñu waxante ñu ne bëgg nañu xamuñu cofeel la xamuñu miineel la xamuñu àndandoo la xamuñu lu mu doon mais dañ leen di gunge dafa mel ni formation bi dañ koy xaw a yeggali formation complémentaire am nañu seeni yëf ñun daal nañu toog di wax nag ñun wax moo ñu war wax waaw ñun dañu war di wax ak xale yi di leen pousse même bu ñu ne dañuy dëkk beneen appartement feneen bu ñu déggee tëll rek ñun parents yi war nañoo am mat kenn waxanteeg moom kële waxanteeg moom waat leen dajale leen bu ñu tàyyi bu ñu xàddi loolu suñu ko defee rek sëy yi dina dem ba stabiliser wu mais soxna si du neex a dégg ko xam nga lu tax waaw ñun ni ñu fi ñu saxee ak dox daje bi li muy indi moo bokkul xam nga dafa am xeet goo xam ne soo xoolee jëmmam sax da ngay ne kii mënul dugg sama kër mënu fa dugg te nag li ci am solo xam nga mooy xëy na du dugg sa kër waaye sa njaboot mooy génn voilà moo tax moom mooy ne man kii laa bëgg xam nga li jamono ji indi mooy li nga mënoon yilifee sa njaboot moo mënatul nekk ndaxte fi ñuy xamante xam nga bu njëkk xamante bi sax ndaxte xew ay kër la woon ay xew yoo xam ne kër yi ñoom ñoo koy sanc mais léegi fii nit ñi di xamante la kenn mënul dékku da ngay gis xale bu jàng fii Fall man dama la bëggoon ñaan leen peu importe fa xale yi di daje man peu importe fa ñu daje ni ñuy xamante mooy wax ni ñuy xamante man peu importe l'essentiel sama doom bu jigéen wala sama doom bu góor indil na ma nit mu ne yaay kii laa bëgg papa kii laa bëgg ñun suñu taxawaay mu li war a am mooy di wax ak suñu doom en aparté d'abord yow est-ce que ki nga dugg xam nga ko ñañañaa mën nañoo laaj ay questions mais bu fekkente ne fexe nañu ba sëy ba ñu mayee leen ñun accompagnement ñun on doit prendre des mesures d'accompagnement di ci accompagner duñu xool kii joolaa la kii séréer la kii manjaago kii na loolu peu importe xale yi nañu seet ku leen neex parce que ñoom ñoo neexante léegi nag da nga leen di xamal muy sama côté di côté yaayu xale bu keneen ki les parents daal laa bëgg a wax seen ñaari famille war nañoo am matu di encadrer xale yi parce que bu ñu leen di gunge ndànk di leen indi yéen kat lii yéen kat lii yéen kat laa yéen kat lii di wax éducation bi d'ailleurs sax loolu sax mën na see ñàkk bu fekkonte ne une bonne éducation de base am na d'abord avant ñooñ di tase am na si ñoo xam ne seen yar fi ñu leen yare fi ñu leen tàggatee mayu leen sax dem yenn bërëb yi ba ñu fay gis ay nit bay rencontrer fu ñu li ngay wax ni lii sa tonton bi wax bi nga am ba léegi am na ay xale yu jigéen ak ay xale yu góor yu nga xamante ne seeni njaboot ñoo leen di boole ci ay xew ci ay ngénte ay maar day taale ay dëj ay yooyu kii doomu diw la kii yar yi am na fu mu am ba léegi kër yi ba léegi am na fu mu am laal da may ma une minute tey soo gisee dans les familles religieuses da ngay xool ay du ma jël benn exemple mais am na famille religieuse yoo xam ne xoojuñu seen xeet xoojuñu de am na ba léegi nii
mais am na tamit ñoo xamante ne yàlla dafa def sax ñu génn dem feneen indi ay métis te métis yooyu mën nañu nekk des métis d'origine africaine ñu bëri jóge woon nañ fii dem ay Afrique centrale su ngeen di déglu yenn rajo yi maa ngi nuyu animateurs yi bu baax ak journalistes yi nekk ci yenn rajo yi ñu ngi def liggéey bu am solo da ngay dégg chaque jour benn nit ñëw mu ne maa ngi wër sama papa walla maa ngi wër sama mbokku yaay sama papa dafa ñëwoon dëkk sàngam en Afrique centrale am na ba léegi ak feneen ñee nga Italie ñee nga France ñee nga fii ñee nga fële tey jii bu vacances amee famille yi da ngay gis façon bu ne léegi nag ñun yaay yeeg papa yi ñoo war a am mat avec beaucoup de recul di wax ak xale yi on doit beaucoup parler pour jéem a aider ku ñu wax nag nga tey Olof Njaay am na lu mu wax ci waxal xaw ma nu ñu koy waxee ci olof yi wax naa wax ba sonn nga bañ dañuy bàyyi nga gis waaw kay dangay bàyyi ñu gis bu ñu gisee nag peut-être dinañ dellu sa waat et là peut-être on peut est-ce que du loolu est-ce que tonton Ngagne est-ce que du loolu tamit moo xaw a yokk taux de divorce bi ñuy gis aujourd'hui bu yàgg ba dañ daan dem bëgganteel la yow nag léegi yow yaay tànnal sa bopp yaay xool ki la neex nga bëggal ko sa bopp est-ce que du loolu moo indi taux de divorce bu bari bi ñuy gis. ñi ngay gunge day fekk nga xam fi ñuy jaar doo xam sax fi ñuy jaar pour nga leen mën nga leen gunge. koy gunge da ngay xam fi mu jaar d'abord li daan suuxat sëy engrais bi daan suuxat sëy mooy bu ñu leen mayee ba pare ku góor ki mooy njëkk a fanaan ci kër ji ku jigéen ki ay fan ay weer bu doog ko jël yóbbu seen kër luñ ci jublu woon yow boo ñëwee ndeyu waa ji ak bàyyi waa ji jàngatal seen doom jikko waa ji di ci naab seen doom buñ la jëlee yóbbu fële it ñële kazalika. mais léegi nit ñi tamit même bu ñu doxee daje ñu ngi fréquenté wu suffisamment maa ngi ñëw rek loolu moo daan def askan yi daawuñu xeebante daawuñu seexlunte fii di bañ fii di nangu sëy yu bari lu koy tas fii dañuy bëgg fii bañ bu sàmbay bañ bàccay rasu xale yi nekk ci diggante bi jaaxle loo def ci lu baax kii du ko gis kay yaayam du ko gis mbala papam du ko gis muy boobu rëcc nañ ñu Ibou Fall wax na ko lu naqaree canaliser la ndax pëcc bi léegi ni mu demee ku la neex jël ku la neex takk benn góor daal ne nag boo toppee sa jikko ci ni la neexe boo liggéey loo ca am na la neex mag ci dañ koy wax mais booy xool tey divorce yeeg nangam mooy li ma wax rek dañu duggul ci école familiale bi ba pare dañuy takkante rek léegi sëyu lan la sëyu cotisation moo xew am nga sëyu cotisation kay damay xool ndax am nga njariñ am nga revenu bala amoo revenu dañuy wuti appartement 100 000 la ñuy fay mbala 150 000 bu weer dee ñu toog teg suñu bic di calculer. donc loolu mbëggeel amatu fa ku góor ki dafa am lu muy xool moom laa lay wax. mag yi leen gundu xataal dama lay wax rek yenn mag yi ñoo gundu xataal xale yi. dama lay wax rek mag ñi. ñoo gundu xataal xale yi ñoo invivable parce que yenn goro yu jigéen yi par exemple. li ñu bëgg a imposer xale yi jigéen yu ndaw yi di soy nii. xale yi jigéen yooyu mënatuñ ko nangu ci contexte bi maanaam wax sa doom da ngay dem takka jabar dafa war a sëy si kër gi moo ñuy toggal njëkkee yi goro yi ndijaay yi les petits les oncles les neveux les nièces déedéet jamono bi laajatul. ay ñuy tëj jigéen ci kër mu mel ni mbindaan. c'est pas possible. balaa ñuy continuer débat bi ñu dugg ñu seetaan benn extrait wu Ahmed Khalifa Niass muy wax un peu ci bouleversement yooyu. ci bouleversement yi. ci bouleversement yi ñu dem. ku góor ki bu jógee takk koo xam ne mën nañoo wax ci waxit ne moromam la waaye ku góor ki day takk benn fukk wuyu si ko topp ca kenn ka mu mel ni rek boo ñëwee jël benn xar yóbbu xar yeneen yi topp sa kaw loolu dafay faral di am ci jamono ji nga xam ne kii ku góor ki mu takk
ay mbokki kooko walla ay xaritam dañuy ñëw ñoom itam jàpp ne ñoom ci sëy bi lañ bokk. xale yi tey yu jigéen ñi ñu ci bëree bëri dañuy miin duñ nelaw te njël jotul ay 3 heures 4 heures ci matin mooy mën a tax ñu mën a tëdd ci lal te buñ sëyee loolu dootuñ ko mën a bàyyi su fekkee ne jëkkër ji dafa tukki ñoom buñ tëddee mënuñoo nelaw bu ñuy jóg bay dem foofa nga xam ne fa lañ jëkkërante woon ak moom duñ ko tey bu ko defee waa ji bu téléphoné bu téléphone bi uyoo mu dégg ay ndënd ki yeneen yi nga xam ne mooy yëngu mu xam ne kon ndaw si fa mu foogoon ne fa la ko bàyyi ak fi mu ne du benn loolu itam danay waral loolu mbir moom danay sore mu mel ni demee na neneen fekk anam gi rek mooy changé waaye le fond reste le même waaw ndax tey jii da nga gis xale bu jigéen bu am fukki at ak juróom-ñaar walla fukki at ak juróom-ñett waaye ci wàllu sëy ak jëkkër ak jabar mu ëpp xam-xam yaayam ak yaayam mu xam ci yoo xam ne xaw ma ci fu mu koy jëlee ci biir internet bi ñàkkul am na faruq yoo xam ne dañuy jàngale loolu walla ñu di ko wone donc loolu daawul am bu njëkk waaw ndax bu njëkk jigéen daan na toog ba am jëkkër door a xam lu demee noonu même góor ñi ñun bi ñuy xaleel góor daawul xam jigéen lu mooy ci bés bi nga xam ne ci lañ ko jébbal soxnaam waaw donc am na yoo xam ne wecceeku na aslëf waaw wecceeku na aslëf. mag yi ñoo bàyyiwul xale yi ñu sëy loolu la docteur Ndiaye wax léegi tonton Ngagne lan nga ci xalaat. mag ñi téyewuñu xale yi pour ñu bañ a sëy xam nga nit ñi yemuñu. moom sànq bi ma waxee ci affaire u jigéen yeeg wenn yu sëgg yi nee na ça dépend ci contexte bi nga yaroo évidemment je suis parfaitement d'accord kenn doful c'est-à-dire nag fañ la yaree bu dee dañ la dott nott la nga ne jigéen nga rek waroo xalaat waroo am xel kooku noonu ngay màggale li mu wax nii xam nga dafa am loo xam ne lii mag ñi maîtriser tuñ ko ci xale yi da ngay tëj sa buntu kër à minuit ràpp tëj amul fu nit tëb amul fu dara dekk sax say doom dugg nañ ci néeg bi ñëpp tëdd nañu ñu ne ci biti portable yi waaw di ngoro wante ba fajar ci biir kër gi te génnuñu kër gi te toj kër gi yow yaa ngi nelaw sa da nga tëdd nañu ñu nga seen biir yow seen portable di whatsapp di envoyé di def sox lu leen neex di envoyé yooyu yëpp ngi ci waaw ñooñu nan nga leen mën a contrôler mënatoo ko bi ci des mooy ndaw da daan am kersi ci waajur danaan sama waajur kat du ma ko teg nangam bala nangam kat rus naa ko def ndax sama waajur bala nangam ci yooyu contexte la ñu ne booy xool nag jamono ji léegi da ngay xool ne ci li nga wax ci waajur yi mooy ña leen daan karkaral ñoom la ñu tegg ci yaru xale yi xale bu jigéen bi daa nekk ci kër gi nijaayam bu àddoo du ñemee def rakku baayam bu àddoo du ñemee def nga am sa doom muy njagamaar toll ci jànqu nijaay ji amu ci baat ñemeetu ko parce que booy wax ndey ji dal sa kaw gis nga ko ba tàyyi am na ba tàyyi gis nga ko li ëpp ci xale yu kii yi looloo tax parce que da nga daan karkaral sa jigéen ay doomam ndax da ngay xam ne ñii bu ñu tekkee nga noppalu ngay karkaral mu def la adversaire loolu am ci kër yi léegi koo yar doom ji mu ne la na yem ci ay doomam loolu lañ lay wax léegi nooy def da ngay mujj a maandu noppi baat amatul ci kër gi xale yi heure bu leen neex la ñuy génn heure bu leen neex la ñuy dox ñu ngay tas kër ga te nag kaay mu wax la
yaral say doom c'est ça yaral say doom ku nekk na ban yaral yar doomam ban yar ban façon ku nekk yar na toppatoo ay njabootam xam nga yu jur moom laa la wax xam nga kenn bëggul sa doom yàqu mbaa sa doom nangam voilà waaye xam nga dafa am xale foo xam ne bu fa tollee da ngay tàpp bu fa tolloo da ngay wax ka ngay waxal ndax am na capacité écoute ak naka la koy jàppee attention da ngay dem sax fa bi nga kii xaram ñu ne moom du wax ak kii moom du man rek lay xas mbala man rek lay nàngam fekk jikko kële ak sa jikko du benn yooyu day am ci biir kër yi gis nga liggéey bii ngeen di liggéey Serigne Ngagne maandu dafa am foo ko diine teg maandu le terme maandu maanaam bu ñuy xool rek am na benn Serigne diine bu mag bu ñu waxoon ne dafa am nit ku ko romboon ñu laaj ko kii romb lan la mais xamul góor la xamul jigéen la parce que dafa maandu léegi nag comme ci valeurs yi bu ñuy xool dans les familles valeurs yu bëri dafa dem. lu ko yóbbu. li ko yóbbu mooy l'évolution sëriñ bi wax na ko. jaxasoo bi la melting pot pëccëxoo kii jóge na fii kii jóge fii kii jóge fii. léegi li ma bëgg a wax ci loolu mooy ñun dañuy dem ci village yi dëkkaan yi. da ngay dem ci village tey fa nga xam ne benn cin lañ doon teg. patriarche bi. ñu togg ñëpp ñu yakkal xale yu ndaw yi yakkal jéeg ji yakkal góor yi loolu man damay dem ci village yi gis ruq ay ruq kii dañuy yàq di yàkkalante maye par exemple loolu nag comme loolu tas na ci dans nos villages ville bi dafa gën a exacerbé wu dafa gën a metti bon nag sëriñ bi Ngagne damaa bëgg yéen peut-être contexte xaw ma defe naa ay Médina xaw ma fan nga dëkk Dakar waaye yenn contexte yi ak yenn milieu yi ak yenn doxalin yi dafa jaxasoo comme jaxasoo na nag te xale yi dafa am lu ñu leen laaj xale yi dafa am lu ñu laaj ñoom ñun li nga wax ñun ñoo dégluwul bu baax suñu doom yi bu xale yi comme dafa am lu ñu laaj may dégg ñu naan jaboot xaw ma njabootu kanaara xaw ma da nga siy topp des choses comme ça xale bi fi mu nekk yaayam ak ki ko jur ñaari parents yi ñoo war a def ci ñoom li nga xam ne ëllëg moom mooy reflété wu si xale yooyu bu fekkente ne nag da ngeen bëgg dëkk si ay kër yu mag bu kii génnee ñu ne lii bu kële waxee ñu ne lii bu yow juruloo ko yow demuloo ci table bi noonu laay waxee man yow demuloo ci table bi nga génne nit boobu mënuloo ko imposer dara amanatoo ko société bi jaxasoo na société bi changé na ce qu'on appelle les mutations sociales sont très profondes yenn valeurs yi xaw na dem li nga xamante ne nag moom la ñu war a def ci góor yi ak ci jigéen yi mooy nañu indiwaat yar bi le respect tey ba léegi dañ koy gis am na foo xamante ne yar bi daan doore yar bi ci avant le mariage même parce que dañ doon wax non bu dee bu ñu fa defee ci kër gi fan nag ban heure yar bi waaw dafa nekk lu nga xamante ne mi ngi ci bopp. non ban heure lañ daan contrôler dañ doon añ par exemple bu ñuy añ wala bu ñuy reer ñun ñëpp nekk foofu ñu fay indi ay sujet di ci wax comme léegi nag ay table la ñu teg ay plate Serigne Ngagne foog ngeen adapté wu si contexte modernité bi gis nga boo ubbi woon antenne bi waaw su téeméeri borom kër duggoon waaw 98 yi mën nañ ma weddi non de duñ la weddi mais tamit mooy contexte duñ la weddi waaw dinañ ne wax nañ ba sonn. déedéet bu ñu xàddi nag. xam nga waruñoo xàddi waruñoo tàyyi. man nag waruñoo tàyyi waruñoo xàddi nag. foofu kenn laa warul bëggoon dellu yegg gannaaw. xam nga bu njëkk. man jàpp naa ne lu am njëriñ mooy am gëdd. xam nga mag ñi dañuy yar xale yi. ci jamono joo xam ne mag ñi ci seen bopp jamono ji daf leen xaw a rëcc. maanaam yow li ngay bëgg wax sa njaboot. su génnee ci mbedd mi wala muy dem fu muy jàngee ak xam-xam bi muy dem ba koy am ci école yi. waaw loolu day dem bay weddi li la say waajur di bëgg a inculquer ndaxte moom ci boppam waaw looloo tax ma jàpp ne yar bi ci boppam moom moo mënatul téye xale yi léegi nag li tax ñoom ñu xëy ne gannaaw suñu waajur yi mënatul ñu dara tey tàmbali ci njariñ bi ñu leen amal foofu la ñuy tàmbale ne xam nga bu njëkk ki la amalal njariñ moom moo lay ne kër gii ngay dugg fii ngay sëy kii ngay bëggante dem nañu ba waajur yi ñoom li ñuy wax xale yi duñ ko gis ci àddina bi ndaxte soo ne nit kat dafa war a toog fii dafa war a def lii nga dem école jàngum tubaab bi dugal leneen sa bopp nga dem di liggéey sa liggéeyukaay ba nga dem ba nga xam ne yow mii yaa mën a yor kër gi
te yow yaa gën a nekk xale. te ñu doon la mag mooy jiitu. nga dem ba li nga doon liñ la jàngal ci sa yar gisatoo ko ci li ngay doxal. foofu ngay tàmbalee ne kon nag man ki may bëgganteel sax du ma xaar kenn ne ma kii la ak kële man maa koy tànnal sama bopp. loolu la jamono ji indi. moo tax dañuy jéem rek naan waaw jamono ndaxte loo ci mënti wax it ku ci ne am nga foo jóge am nga diine am nga loo gëm ak yooyu li la sa diine wax soo ci dëgëree këj. sa njaboot ñëw indi la ñu jàpp ci dara benn kër jullit ñu ne gourmet warul mën takk seen doom. c'est aberrant. mais moom gourmet la bëgg. waaw te nee na moom lay sëyal. xam nga loolu moom munoo ci dara. donte yow sax. nee nga damay gunge sama doom. doo démissionné. waaye ci ngay xam ne sa pexe ci ñoom bareetul. mais waxal rek waxal la war di nga jéem mais pexe yi ci seen bopp dafa war a am pexe yu bees yoo xam ne. ndaxte mais loolu mooy doole mbëggeel nag. moo tax ma ne la mbëggeel ak nobante yi xale c'est-à-dire ñoom. ci loolu la ñuy jëfandoo c'est pas mauvais en soi non plus di gis koo bëgg ànd ak moom. mais ñoom ci loolu la ñuy mbubboo pour mën a di def li ñu bëgg ñoom ci seen àddina. maanaam su doon da nga toppal li la sa waajur wax da ngay toog ñu ne la yow kat da ngay dem ba kii après nga dem sa kër tante diw ak yooyu. xam nga gannaaw léegi dox daje la. mais ña ko doon def est-ce qu'ils étaient heureux. mais justement da ngay foog ne fi nga jëm moo gën fi nga jóge moo tax nga nar a bàyyi sa yar ak seen doxalin. pour di dugg ci loo xam ne da nga yaakaar ne moom moo méngoog jamono ji. su doon ñu yar yi. sur ce point dafa am lu ma bëggoon rebondir jéem ko wax tuuti. mooy ne dafa am benn kilifa bu mag defe naa chef d'état la woon bu waxoon une éducation malsaine xale yi jeunesse malsaine xam nga am na benn moment bu ko nit waxoon une jeunesse malsaine. bon nit ñi xamoon nañu. mu jógeti fa mu ne. jàkka jàngi noonu ku mën na nodd. du loolu la ñu waxoon fa ci politique. waaw ay politique ak lépp on peut toujours am ramener ces images def ay métaphores mën nañu koo def. parce que ay exemple rek la. li ma gën a déplorer fi mu nekk nii ci éducation parentale bi nii. mooy xëy tegulooy kënkali baa xale yi ndékki avant ñu dem école. da ngay dem ay famille parce que ñun fu ne la ñuy dugg da ngay xëy rek. mais les mamans sont sur les lits ñu ngi ci biir néeg yi taal seen cuuraay jël 100 francs de sa doom demal jàngi déjà les enfants on les jette dans la rue parents yi gis ngeen li ñuy wax lu ci bëree bëri ci yenn famille yu bëree bëri kilifa yi ñi leen jur ñoo ko indi parce que man mënumaa comprendre fu kër gu ma ko gis damay critiquer femme bi mënumaa xëy gis xale yi ñu wax leen 100 francs wala 200 nga dem jënd pain ndambe pain ñañaña du lekk lu tàng xale yi déjà ci dem école ba rek xale yi dina am benn moment dootuñu am attention déglu li professeurs yi di wax et loo ci gis tey xale yi ñu ngi dóor seeni professeurs ci école yi ñu ngi leen di dóor dégg ngeen ko temps yi demoon naa benn région ma dégg fii ñu ne am na xale boo xam ne dafa defoon capuche xaw ma ci kii nit ki ne ko kiiwal mu dóor ko ba bët bi xaw ma la donc les enfants ñun parents yi ñun ñu jur ñoo sànni suñuy doom ci mbedd waa léegi ñoo sànni. loolu am na moo tax ñuy bëggante ci mbedd bi. moo tax ñuy bëggante ci mbedd bi. les enfants on les jette dehors dès le bas âge. loolu école maternelle ngay jël xale di ko doo ko defal sax lu mu ndékkee dangay koy jox 100 francs wala kii bu demee cantine scolaire ba mën nañ ko jox wala ci mbedd mi yaa diwu maam diwu ña ngay jaay lii ña ngay jaay laa est-ce que li ñuy jaay sax loolu. yow war nga ci am confiance bay jox sa doom xaalis pour mu koy lekk pour jàng. gis nga li ngay wax nii. yaa gis nga li ngay wax. oui. dafay dëgg. ci ni ñi débarrassé woo ci xale yi. voilà bon nag léegi loolu bokkul ak les enfants bokkul ak xale bu jigéen bi am maturité nga koy yar ba mu màgg. waaw nga bëgg génn say loxo. bëgg génn say loxo. tonton nga nag loolu du génn say loxo. xaar rek daaneelu gu ma. bëgg génn say loxo. parce que évidemment di nga génn say loxo waajur waaye dafa am nu mu koy bëggee ba teg la ci ay loxo. pëccët bi. mais yow ni nga koy bëggee ndax yow noonu nga koy bëggee ak ndax ni nga koy bëggee yow loolu arrangé na la. waa xam nga fi xale jëm mën na nekk fi xale jëm la mag jóge. mën na nekk fi xale may ma rek fi xale jëm la mag jóge. mais loolu du ko comprendre tant que dugul. ma ne fi mag nag lu mu la wax ci fa nga jëm fa mu jóge bàyyi ci xel mooy yar gi ak am nangoo déglu say waajur am loo leen ruse. voilà am loo leen ruse.
ma ne nit day am lu mu ruse waajuram. man li ma bëgg ñu waxtaan ci tuuti balaa temps bi di ñu dab mooy léegi nee nañ ci bouleversement yi réseaux sociaux yi dañoo influencé bu baax nit ñi sëy yi tas yëpp sëy yi tas te biir sëy mais léegi comme yaa ngi ko doon wax xam nga léegi demal sa kër nijaay wala demal sa kër bàjjen loolu amatul loolu amatul léegi moyen de rencontre yi réseaux sociaux yi la c'est WhatsApp LinkedIn Facebook ak yooyu nit ñi sax ñu ngi ci ànd di ci sëy du téléphone moo leen boole waaw moo koy tas mais pas forcément négatif noonu yow waroo négatif à ce point sëy yi téléphone defar yëpp déedéet du yëpp xaar rek may ma rek du yëpp soxna si xam nga dafa am loo xam ne lii buñ ci tolloo nañ ko wax waaw yow yaa ngi ci affaire u jigéen ñi gis nga coow lu bari ci biir sëy yëpp 97% téléphone bi la ba tey gis nga yi ñu xewal léegi beru bi ci biir kër gi niñ daan forotantee di waxtaan da ngay gis couple bi ci biir kër gi kii nekk ci salle bi kii nekk ci chambre à coucher bi jël téléphone am nekk ci kii bi loolu YouTube bi amu leen temps wu sax yéen amaana yenn wu leen fi sax amu leen temps wu sax toog xoolaat kër gi nu kër gi demee ci journée bi ak ni xale yi demee amatul frottement boobu loolu tamit mi ngi ci biir téléphone bii li mu yàq ci sëy yi dafa bari parce que ñun niñ koy utiliser la kon day éloigner nit ñi day xam ngeen loolu day éloigner nit ñi loolu yëpp am na li ma ci doon bëgg xam nga ku nekk ak ni nga koy li ma seetlu mooy bu njëkk sa jëmm ak sa melokaan ak xëy na sa juddu ak yooyu bokkoon na ci li tax cofeel di jóg léegi da ngay seetlu ne xëy na tolluwaayu xel maanaam ñi nekk ci biir kii seen ay moroom la ñuy waxanteel maanaam loolu la ñuy njëkkee bu njëkk xam nga nit ci jëmmam da nga koy séen nii ca ngay tàmbalee naan kii kat sopp naa ko soppuma ko kii kat dafa jekk walla mais dafa mel ni loolu dafa dëpp lii internet beeg réseaux sociaux yi di indi mooy nit ñi dañuy njëkk a waxante balaa ñuy gis jëmm balaa ñuy xam kii fan la judde lu muy liggéey ak lu muy kii dañuy waxante ba nangu ne war nañu mën a gisee miinante ci kàddu ba pare doog a mën a gisee xam nga loolu moo ëlbati sax fii mu nekk nii da ngay parce que bu njëkk dañu doon ñun bi ñu tolloo nekk xale ñi doon am succès li ñu doon wax mooy ñi doon fecc pacanga yooyu sax amoon na ñii danañu mënoon sañse ñii dañu mënoon fecc ñii mais tey yooyu yëpp dafa mel ni lu dëpp te li ngay gis mooy nit ñi dañuy waxante ba pare maanaam dañuy natt sa xel balaa ñuy naan kii neex naa waxal wala neexuloo waxal léegi nag war na mën a indi ñu mën a déggoo ndaxte ñaar ñu bokk xel xanaa ñuy fenante ku nekk di wax loo xam ne xalaatoo ko mais ñaar ñoo xam ne dañuy njëkk a xamante seen xel ñoo war a gën a mën a déggoo ki nga xam ne daf ko xool rek ne man ni mu bindoo daal laa bëgg de njool na xees na ak yooyu xam nga loolu tam ku ko mës a teg ci sëy ak ci bëggeel su yàggee day ruus mooy xemmem ma ngo waaw laala ñu may ñu benn point rek si ñi nga xam ne ñu ngi ay bitim réew xam naa ne peut-être immédiat ñi ñaa ngi déglu ñi nekk bitim réew nañ leen bàyyi xel parce que ñu ci bëri ay góor yu bëri am nañ ay soxna yu nekk fii di fi dund ak seen ay famille famille yooyu itam dañ leen di invité dañ leen di ñaan ñu ci bëri ñu maandu parce que ni nga wax ci internet bi ni muy yàq ci biir xale yi ci njaboot yooyu itam mu ngi yàq lu bëri sànq rek maa ngi koy waxtaanee ak sama xarit bi ci biti ci couloir yi nit yi comme ni nga Ahmed Khalifa Niass wax maa ngi koy nuyuwaat monsieur Niass ñëwoon naa sa kër yaakaar naa di nga xàmmee kii see nit ñi ñu ngi filmer ngénte yi ceet yi soirée yi lépp ñu ngi koy filmer ay gàmmu ay màggal ay tout canti tout ñi ñaa ngi filmer di yónnee nit ñi nañu maandu parce que ay nit mënuñu bëggante sëy ba pare góor bi am jom am lu muy jomba dem uti wàcce soxna si biir kër gi soxna bi mentalement moralement ñu koy déstabiliser parce que ay affaire ay WhatsApp ay YouTube
ay wane ay filmer yooyu nañ si maandu yéen ñun ay mag lañ. y a beaucoup de choses ni ñuy mën a reprocher xale yi yenn comportement yi wala yenn jëfin yi mën nañ ko reprocher aussi yenn mag yi. parce que man mënuma comprendre nit ka nekk fële Italie wala mu nekk beneen réew di liggéey di sonn di jël dépense këram di ko jaarale ci yaayam man mënuma comprendre loolu. dafay tas kër yow yaa ma bëgg takk nga ma bu weer deewee li nga am mu néew mu bëri jëlal sama dépense tekk sama loxo booy may sa yaay xaalis wala nga may sa papa xaalis nga jaarale ko feneen mais pas si sama loxo. sama sëy ñaar la man li may wax toujours noonu la muy sama doom di doomu keneen sama mbokk keneen ku ñëw di wax damay wax toujours xale yu góor yi am leen fulla am leen fayda recentraliser waat leen seen i yokk ak seen i wax yow yaa bëgg Marème bëgg na la bëgg na Modou wala ab Alsaan wala xaw ma nu mu koy tuddee joxante leen yéen c'est vous deux joxante bi na jóge si Modou dem si Fatou li Modou nag di jox yaayam jëlee soxna Mareetu wala papa Moussa na ko jox mu jeex mais mënuma comprendre ngay xëy sa goro sax di la dugg li man gis naa loolu goro bi dem marché ñëw na la toggal dama na laa yow mi ko dugg woon togg ko mais c'est ça qu'il faut dire ah oui parce que jamono bi moo tollu foofu il faut qu'on responsabilise les femmes jigéen ñi dañu bëgg a infantiliser def ñu ay xale def ñu ay objets sexuels loolu mënatul nekk na góor ñi am fulla ak fayda et puis les mariages dans les services da ngay dégg ci biir service corporation yi nekk xale yi di fa sëy donc yu bëri na ci na mais am na charte de lu mu mën a am charte ñi ñaa ngi sëyante fi ñuy liggéey temps bi dab nañu laata ñuy tënk rek dama bëggoon rek tonton Ngagne nga ñëw tuuti rek nga expliquer ñu mag yi dañuy faral di wax naan amour diir la tubaab bi sax danaan l'amour dure 3 ans loolu ndax am na yow loo tuddee l'amour foofu mbëggeel entre góor ak jigéen c'est-à-dire bëggante bi Nobel bi ci ñiy dencante waaw ci ñaar ñu bëggante voilà xam nga Nobel bi ci lu gàtt rek temps bi waaw Nobel bi xam nga mooy indi mbëggeel bi ba ñu daganal waaye la ca neex dëgg bés bu njëkk ba la la ca des muñante non muñalante la yërëmante la yorante la gestion la tool boo koy ruuj pour mbay ci pour génn ci meññeef yu baax foog nga gajja tool ba foog nga nangam tool ba ay nit bu ñu nekkee foog ñu wax def ci fumier du ñàkk foog ñu wax day am waaye dafa am limite góor nag moo war a xam fu mu war a yem ci wax moo bu yëkkee wax sax ba ñu fekk si ko sax war na ko kii bu kay yëkkee wax sax góor gi moo war a tempérer encore baat nag ci biir kii sëy benn rek la war a doon waaye nag bul ci abusé wu yow it d'accord yaa yor baat bi waaye bul ci abusé wu voilà loolu rek la yor xam nga mooy li ma la wax ci départ bi bul xiifal bul dóor la ci des yow mën a muñ très bien Ibou Fall xam loo siy teg déet man kay dama ne jamono ji moom xam naa ne lii dox daje bi dafa jur askan bu bees te loolu la ñu saytoogul ba xam naka lañ koy dànkaafoo thème bi intéressant na liñ ci bëggoon wax yépp jotuñu ko cee wax dama ne amoon nañ sax yeneen la mënuñu ko jeexal de waaw loolu dama lay wax li ci pëcc xoo dafa bari conséquences yi ci nekk dafa bari li leen mën a boole mbala li leen mën a jaxase mbala lu leen mën a nàngam dafa bari ci biir lii bu Fall wax moo ci ne affaire yi pëcc xoo la léegi fu la neex jëlee ji fu la neex nàngam yooyu yëpp waaye du tere dinañ continuer di bëggante temps bi nag xoj nañu man daal yërmande daal na ñëpp daal man yërmande laa njëkk jiital nit ñi dañoo nekk ci misère affective bàyyi leen ñu waaye dañu yërmande rek yërmande lan la temps bi def nañu ñu ngi sant di gërëm suñu invité yi ñu fi nekkaloon tey docteur Ndeye Ndiaye Ndoye Ndiaye Alaaji Ngagne Diagne ak Ibou Fall di leen gërëm ba beneen yoon mercredi di sant di gërëm équipe bi ma àndaloon yépp pour émission Ndiathiar ba mercredi prochain merci